actu du jour lu ci gën a fës bokk na si ab auto transport en commun bu fees de lekk ay passager la ñu intercepté rek si bay dugg Mbàkke démb si contrôle bu douane doon amal si noonu rek la ñu fa fekkoon ay faux médicament yu yemook valeur ñeenti millions si suñuy koppar bolom marchandise ba nag dafa dal di rek daw waaye ñoo ngi koy recherché daañu leen ko gën a yaatalal ab xale bu jigéen bu am rek juróom-ñaari at képp la faru waajuram bu jigéen woon dal di violé si anam bu doy waar loolee nag mu nga xewee ca ginnaaw raay Caaroy daañu leen ko gën a yaatalal tamit si biir xibaar yi lay doon ba tey rek danañu wax jëmali si feebar bu lëmbee àdduna bi di coronavirus bi fii si Sénégal nag daal dinañ fii rek annoncé yeneen ñeenti cas wu coronavirus yu bees gannaaw rek bañ leen testé ñu positif loolee nag ministre bu ñu dénk wàllum wér gu yaram bi moo ko rek annoncé ni ki démb ba tey tamit si coronavirus bi danañu wax rek jëmale ci réewum Gambie ñoom tamit daal dinañ am rek cas bu njëkk rek si coronavirus bi leen bu ñu sukkandikoo nag si information yi cas bu njëkk boobee ñu testé ca Gambie mu positif rek ab soxna la détails yu si toppandi daañu leen ko wax ci bu ñuy yaatal Serigne Ahma Mbacké di doomu Serigne Muntala Mbacké waa section de recherche bu Colobane daal dinañ koy convoqué tamit moom nag Mbacké bi dafa soutenir ni rek coronavirus bi amul ca Touba lépp lu xew foofee rek daañu leen ko jottalil gannaaw nag Mbay Péex ak Selbé Ndom maam góor Diazaka moom it mu doon soofantal coronavirus bi daal dinay jaat ca section de recherche moom nag ana yan kaddu la fa wax ana lan la fa jëlee daañu leen ko jottali rek ci kanam tuuti lay doon loolu yëpp nag bu noppee danañu wax tamit si milliardaire chinois bii di Jack Ma moom nag nekk sa fondateur Alibaba daal dinay engagé wu rek ngir def ab don bu rëy lool si lu takku lool rek jagleel ko bépp état africain don yooyu dañu leen ko xamal si kanam bu loolu yembee ñu daal di siy door a toftal nag tàggat yaram wax si mbirum Blaise Matuidi moo xam ne rek moom mooy ñaareelu joueur Juventus bu am coronavirus bi wax tamit si suñu international sénégalais bi di Sadio Mané ak rek kaddu ya mu dënk kii di Kouyaté di ko xamal rek ne moom moomee dina takk soxna bu yàggul dara te buy takk rek ñaar lay takk li moo ciy gën a fës bu ngeen taaxirloo gannaaw bàkk bi ñu daal di koy yaatal. ak ba jib na ñu leen di nuyu yéen ñu ñuy teewlu saa su ne si Dakar Buzz di leen jaajëfal ab auto transport en commun bu fees dell ki ay passager la ñu intercepté si booy dugg Mbàkke démb si contrôle bu douane doon amal si noonu nag la ñu fa fekk ay faux médicaments yu yemook valeur ñeenti millions si suñuy koppar élément wu sous-lieutenant Pape Amadou Sougou di chef de la brigade des douanes de Diourbel ñoo ko rek saisir si garab yooyu nag bokk na si ay antibiotiques Viagra de gants en latex ak yeneeni garab ku ko moom nag marchandise boobee di faux médicament ya daal di rek daw waaye nag ñoo ngi koy recherché médicament ya nag daal dinañ leen di scellé ca subdivision régionale des douanes de Diourbel ba noppi rek ubbi si ab enquête. maa ngi leen ko doon junj léegi si ndoxtel li ñu wax si tout tànk yu ñuy méttital nga xam ne rek jeexagu fi ba tey ab xale bu jigéen bu am juróom-ñaari at képp rek la ex amant wu waajuram bu jigéen maanaam rek ex faru waajuram bu jigéen daal di rek violé si anam bu doy waar loolu bu ñu sukkandikoo sax si les échos boobule viol nag mu nga xewee nekk ca ginnaaw raay Caaroy ba tey rek ngeen di teewlu actu du jour si Dakar Buzz ñu àddu jëmale si feebar bu lëmbe àdduna bi di coronavirus bi yeneen ñeenti doomu aadama nag daal di nañuy am coronavirus bi le fii si Sénégal gannaaw ba ñu leen testé ñu positif loolee nag tax ba ñu fi confirmer rek fanweeri cas ak benn ñaar ñi ñu faj leen rek ba ñu tane mu desandi rek ñaar fukki kaaw ak juróom-ñeent yu nekk rek en traitement si jamono ji si ñeenti cas yu bees yooyee nag. ñett ñi rek ay émigré sénégalais yu ñibbisi si réew mi la kenn ki nekk rek ku am contact ak rek moodu ba foofee ca Touba presse gi tamit rek daal di nañuy annoncé yeneeni cas démb si ngoon di xaarandi rek ministère de la santé confirmé ko mouvement Y'en a marre tamit dugg na si xeexu ba coronavirus bi ak rek single bu ñu présenté démb jëwriñ bu ñu dënk wàllum wér gu yaram bi di dippee ko rek corona dégage loolee nag mooy nouveau cri de ralliement wu
ginnaaw activiste yooyu nga xam ne nag ñoom ñooy waa FRAPP. mairie bu Dakar tamit daal dina yëkkati 250 millions si suñuy koppar daal di koy jébbal rek ministère de la santé lu tolloog 100 millions ya hôpitaux yeeg structure de santé yu nekkee si capital bi ñu mu daal di leen di jébbal rek 150 millions ya. ba tey si coronavirus bi réewum Gambie daal dinay am kaawam bu njëkk si bile feebar bu ñu sukkandikoo nag si information yi kaa bu njëkk boobee ñu testé ca Gambia mu positif ab soxna la ay atam toll si 20 kepp moom nag soxna soosu nationalité gambienne la waaye nag mi ngi ñëwaat si réewam moomee dimanche bale ñu génn gannaaw ba mu jógee ko Royaume-Uni si altine ja nag la tàmbale di manifester ay signes laata ñuy saisir autorité médicale ya. Serigne Ahma Mbacké di doomu Serigne Mourtala Mbacké waa section de recherche bu Colobane daal di nañ koy convoqué tamit moom nag Mbacké bi dafa soutenir ni coronavirus bi amul foofee ca dëkk bu sell boobee di Touba si ab audio bu ñu fësal si internet bi Serigne Ahma da si doon rek wax affaire manipulation ba noppi sax di dal si kaw sërëm bi di wuyoo si turu ba soxna Maam Xari Mbacké gannaaw ba mu xam leen rek dafay jaay dignitéem ngir ay profit d'ordre politique ca diwaanu Mbour daal nañ fay testé ñaareelu cas bu positif ci Covid 19 bi ci guddi gi nag la autorité sanitaire ya nga xam ne bokk na ci médecin chef régional district ba daal di convoqué rek taskatu xibaar ya bu ñu sukkandikoo nag ci autorité sanitaire yooyee daal di nañuy signalé ñaareelu cas wu coronavirus ci département bu Mbour waaye nag prononcé wu ñu benn yoon rek ci lieu bi wa ila nationalité bi ci personne étrangère képp rek la ñu yemandi. démb ci mardi bi la Selbé Ndom wuy ji woon rek ca section de recherche foofee ca caserne Samba Diéry Diallo bu ñu sukkandikoo ci information yi gendarme ya nag daal di nañuy teg vidéo bu Selbé Ndom waatee woon rek ni bile feebar di coronavirus bi amul daal di koy seetaanandoor ak moom moomee ba ñu sa noppee nag la ñu ko laaj ci déclaration wam yooyu Selbé nag daal di koy defee rek comme nag Abdoulaye Mbaye Peex defee woon ni rek après kaddu yam ci yëkkati lay doog xam ne bile feebar menace sanitaire la ci àdduna wërngal képp laata mu leen di promettre moom it sax ni dina génn rek ngir sensibiliser askan wi si noonu la procureur waxee rek ngir ñu bàyyi ko moom Selbé Ndom mu ñibbiwaat këram ba loolu weesoo nag Selbé dafa nekk tamit rek di sànni ay xeer ña koy critiquer tey promettre at sax ni dina def rek lépp lu nga xam ne ni moom la njiit réew mi Macky Sall bëgg. ba tey ci boobule mbir gannaaw Mbaye Peex nag ak kii di Selbé Ndom Mame Gora Diazaka mu doon soofantal tamit coronavirus bi jaar na foofee ca section de recherche moom nag Mame Gora daa xamal enquêteur ya rek ni dañoo déformer kàddoom yi laata mu leen di promettre moom it ni dina def wareefam si lu ñeel sensibiliser askan wi si bile virus bu ñu sukkandikoo nekk si Libération moom tamit Mame Gora daal dinañ koy bàyyi rek mu ñibbi këram. ba tey rek ci bile feebar di coronavirus bu lëmbee àdduna bi laay des ak yéen waaye bile yoon ak maître Oumar Youm di ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement moom nag yar ak farlu rek la xamle ne la ñu war a àndal ngir xeex coronavirus bi si noonu mi xamle ne acteurs yi rek dañu war a gën a góorgóorlu gën a vigilant ba mu ca noppee nag moom Oumar Youm lay xamle tamit ni xam nañu bu baax a baax ni secteur transport dafa risqué loolee nag moo waral ba duñu négliger dara dañoo war a respecter bépp mesure bu ministère de la santé recommandé ngir xeex bi les feebar du samay kàddu moom Oumar Youm moo ko xamle si noonee nag lay woowee rek chauffeur si ngir ñu respecter surnombre passager yu ñu tere laata muy xamle ni sax même bu jaree ñu jël ay agent de sécurité si bus yi dañu ko def ngir éviter rek surcharge yi te sax am na ay pays yoo xam ne ni dàkkal nañu rek lii di transport bi kon nag nañu def lépp ba ñu bañ a rek yegg foofee mu expliquer ko moom ministre des transports terrestres mu xamle sax ni dina demander ministre de la santé et de l'action sociale ngir rek ñu def ay dispositifs de veille ci gare frontalières yi systématisation manifeste bi daa war a rek automatique dañoo war a enregistrer ñuy voyager ci biir réew mi mu recommander ko moom maître Oumar Youm ba tey rek ci bile mbir milliardaire chinois bi di
Jack Ma nekk fondateur Alibaba daal di ne engagé wu ngir def don wu 20 000 kits de diagnostic 100 000 masques ak 1000 combinaisons protectrices bépp état africain loolu yëpp nag ngir jàppale leen rek si xeexu ba pandémie coronavirus bile moom nag Jack Ma moo gën a riche rek ca Asie si ndorteelu weer wi sax yónnee woon na ca États-Unis ay équipements médicaux ba noppi rek engagé wu ngir distribuer ñaari millions masques protectrices ca Europe équipement yamu destiné nag réewu Afrique yi danañu ko livrer Éthiopie jëwriñ bu njëkk ba Abiy Ahmed mooy rek superviser séddalema mu expliqué ko moom Jack Ma laata rek muy xamle ni en tant que membre communauté mondiale bi dana doon rek lu irresponsable ci seen part bu ñu toogee rek di ignorer fait yi wa ila rek bañ a agir ndaxte seen wareef képp la monsieur Abiy nag moo confirmé information bi ci ab série de tweets ba noppi rek di rafetlu lool acte bu monsieur Ma def. tàggat yaram Blaise Matuidi di joueur Juventus laa koy doore moom nag mooy ñaareelu joueur Juventus bu am coronavirus bi gannaaw Daniel Rugani waaye club italien bi daal dinay préciser ni ancien milieu Paris Saint-Germain bi mi ngi sant yàlla bu baax te placé nañ ko en isolement volontaire si këram fukki fan ak benn si weeru mars bi ñu nekk état de santé nag dinañ wéyandi di koy suivre donte sax comme Rugani ancien milieu terrain wu Paris Saint-Germain ba présenté wul woon rek benn symptôme si après-midi bi nag si ab communiqué la ñu expliqué rek ne lu toll si fukki joueuse maanaam 10 joueuses yu bokk rek si équipe féminine bi daal di nañ leen di ber ñoom it gannaaw ba ñu amee contact si voyage aller wa ila retour ngir Algarve Cup ak rek benn nit bu am boobule feebar di Covid 19 bi. aywa suñu international sénégalais bi di Sadio Mané laa koy tëjee moom nag daal dinay xamal Kouyaté rek ne dina jël soxna bu yàggul dara te moom sax ñaar lay takk comme nu ko Kouyaté defee si noonu nag muy takki ne sax Kouyaté naan ko rek fasal benn te naan sax moom Sadio Mané benn wóorul ñaar rek moo gën a wër moo xamal ko naataangam boobee di Kouyaté mu doon nag loo xam ne nii rek nouvelle bu neex boo xam ne nii rek askan wi yëpp ñu ngi koy xaarandi rawatina nag ñi di ay fansam ak réewam bi mu sokkee ko di Sénégal.